asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi am nañu mbégte dellu siwaat fii ci seen émission bi di entretien di jataay boo xamante ni dañu ci ànd ak yenn ci ay boroomi xam-xam ay gëstukat ak bindkat di jàngat ay tomb di jàngat yi tamit li nga xamante ni moom mooy actualité bi tey jii ñu am mbégte fii ci cadre jumaay Tuubaa ju sell ji di dalal kenn koo xamante ni sëñ bu mag bi nga xamante ni mooy borom jumaa ji moom lañ ko duppee di Cheikh Ahmad Bamba Mbaye Cheikh Ahmad Bamba Mbaye dëkk Louga di professeur ci langue espagnole waaye tamit di koo xamante ni mi ngi jàngale fële ca Mbirkilaan waaye it suñu borom xiir ko ci muy gëstu di jàngale waaye tamit di jéem a gëstu ak a ndab yi ci li nga xamante ni moom mooy poésie maanaam di wàllu taalif moo xam muy ci wàllu wolof wala wàllu tubaab tax na tey jii nag mu génne téere bii nga xamante ni moom la ñu fas yéene ànd ak moom waxtaane ko muy lettre à mon guide lettre à mon guide sëñ Bamba bu ñu ko xoolee dafa mel ne daal ay bataaxal la yoo xamante ni ab taalibe bi moo ko génne ci xolam jëmee ko ci ki nga xamante ni moo di jëwrinam moo di kilifaam moo di sëriñam ci fesal li nga xamante ni moom moo di cofeel bi waaye balaay loolu yi tamit am na beneen boo xamante ni yaa ngi ko njëkkoon a génne mu doon ab analyse boo xamante ni mën nañoo wax ni ci xarnu bi bu Cheikh Moussa Ka moom nga ko jëlee muy analyse des manifestations de la crise économique mondiale des années 30 en Afrique occidentale française plus particulièrement au Sénégal te nga dukkandikoo ci poème xarnu bi bu Serigne Moussa Ka kon foofu rek la ñu bëgg a dugg waaye balaa ñuy ñëw ci téere yu sell yi nga xamante ni defal nga ñu ko ñu bëgg a xam Sëñ Bamba Mbaye mooy kan ak lan moo la xiir ci fas yéene liggéeyal sëriñ bi ci wàllu poésie. aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa jaxal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida naajeytu rabbi bi shahri ramadan shahri amaani wal muna wa faydan Mbàkke Borom Tuuba. asalaamaaleykum mbokk jullit di rawat na mbokk taalib yi nga xam si ñooy topp seen chaîne Touba TV seen émission bu am solo bi di entretien fii ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi jiite suñu ñëwee sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général kullu murit di ko ñaanal mu yàgg fa loolu te ànd ak wér di ko ñaanal mboolem kilifa diine yoo xam si ñu ngi ci biir réew mi wala ñu nekk ci bitim réew di am mbégte nag di nekk ci barab bu sell bi di Touba ci jumaa ji ci wax dëgg yàlla ci bis bu am solo tamit ci yoonu lislaam muy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor muy dëppoo ak xare Badr di ñaaral lépp loo xam si jaamu nañ ko si yàlla suñu borom nangu lépp ak ci la gudd leet xam nga xam si moom leen génn suñu borom mbooleem ñaan yëpp suñu borom nangu ko te ful ko sotti ko ci réewum Sénégal ak fépp foo xam si rek réewu jullit la ci àdduna bi yëpp kon sëñ Jibril ñu ngi lay jaar bu baax di sant wax dëgg yàlla ci jotaay bi comme noonu nga ko leeralee mu nekk laaj boo xam si Bamba Mbaye moom nekkul leen lu am ndongo rek boo xam si am murid la waaye nag comme ci li ñu koy xamee rek ci wàllum xëy na autobiographie nekk nañ koo xam si xëy na suñu njàng ñu ngi ko doore ci l'école bu ndaw bi ñu wax élémentaire ñu génnee fee ci école Grand Louga 2 gannaaw bu ñu amee suñu CFA nag ñu dem collège El Hadji Djily Mbaye bu ñu fa jógee dem lycée Malick Sall am suñu bac en série L2 suñu borom dogal ñu yóbbu ñu UGB ñu fay jàngal lii di làkku espagnol suñu borom dogal ñu am fa licence génn nag sànq sa biir wax yaa ngi naan xëy na professeur waaye ñi ngi nekk ci enseignement élémentaire ci Birkelane IEF Birkelane fa la nekk di jàngale jamono ji nag fa la nekk waaye wax dëgg yàlla ñi ngi gëstu tamit ci làkk boobu di làkk espagnol ba am ay ouvrage yu bari yoo xam si xëy ñi ngi ci waaye tamit am yéene traduire ko comme ni ñu ko defee ci xarne bi ci làkk espagnol ak suñu mbokk taal bi yoo xam si xëy na ñoo jàngandoo waaye Bamba Mbaye moom gannaaw njàngale mi ngi nekk tamit di jéem a bind li ñuy wax écrivain di bind ci poésie nekk hagiographe waaye tamit nekk ab essayiste ndax dañuy faral di yu bëree bëri di bind ay article ci yoonu murit waaye tamit nekk nañ réalisateur de film documentaire ndax am na film documentaire yoo xam dañuy faral di ko réaliser ci yoonu murit donte defaguñ ci xëy na yu bëri
génnagul waaye am na ci yoo xam si génn nañ waaye am yoo xam ne conception yi pare na nekk nañ tamit di yëngu ci wàllum média wàllum journaliste comme ni di leen roy bu baax ci liggéey bi nekk tamit directeur des programmes bu Touba TV nga xam sëñ Xaayim Seck moo ko jiite ñu am ay programme yi ñu faral def ci yoonu murid ci màggal ci événement yi xëy na ci gàttal daal kooku moom mooy Bamba Mbaye waaye li ñu ko mën a tënk daal ab ndongo la boo xam am murid daal la bëgg a nekk loolu daal mooy ci gàttal kooku mooy Bamba Mbaye. ok jërëjëf sëñ Bamba dugg nga ci li nga xamante ni moom mooy xarnu bi di jamono ju doy waar muy la crise économique des années 30 Serigne Touba jóge fi 1927 1929 crise du départ waaye terewul ci jamono yooyu si la yoonu murit réaliser li nga xamante ni moom mooy raay bi ci la ñu tàmbali liggéeyu jumaa ji waaye tamit nekkoon na contexte bu doy waar ba Sëñ Musaa Ka doon ko jooy yu kii ni sax murit yi ñoo ma woo def ma interprète kon moom moo centralisé woon li nga xamante ni moom mooy kàddu murit yi avant ñuy ñëw ci loolu ndax loolu mi ngi am ba léegi muy période lu ñëw mu jafe am kenn koo xamante ni dafa jóg nekk porte étendard fas yéene yor kàddu dem ci genn kilifa di waxal askan bi. waaw sëñ Jibril laaj bi dafa nekk laaj bu am solo ndax boo nee crise économique mondiale des années 30 nga xam si 29-30 la nga souligné nga xam si 2 ans avant ci la sëñ bi jógee xëy na boo dikkee ci boo ubbee ouvrage bi da nga xool après remerciement yi da nga gis fi ñu def contexte de production après ci de l'auteur nga xam si tey da ngay wane jamono ji nga xam ci la ko sëñ Moussa Ka bindee te 1927 ak 1929 2 ans la 27 la fi sëñ bi la ko tedd ko jógee 2 ans après ci la ouvrage bi génn waaye loolu sabab gi mooy sëñ daam Abdourahmane Lo xëy na moo sàkk woon ci sëñ Moussa comme te werekaanu Cheikhul Khadim la ku te nga xam ne ni mu dégg woon ak moom moo tax mu sàkk ñu ko sëñ Moussa comme que jamono day na waar ñi ngi sàkk nga defal ñëpp bataaxal mën nañ ko ni ñu ko tuddee rek ci sëñ bi wax ko jamono ñu mel bu ko defee rek xëy na du ñàkk sa kàddu sëñ bi dana ko barkeel ba mën koo teggi gannaaw gi sax ñi ngi wax naan ci bañ bu ko sëñ Moussa paree noppee dem na ci barab ku tedd ki yëkkati fa ga mën naa ni mën na dégg li ñu wax sax ba muy génn suñu borom dafa wàccee ndox mu bari ba daanaka ba muy génn dañ koo muur kon loolu lépp day wane sëñ Moussa ak ni ko Cheikhul Khadim nangu lay woon ci ay ñaanam boo dee mi ngi naan aw ma maqaamam di la woo waaye murid di ñëw woo ni ma tawatal fi bu ñu woo sa làmmiñ mooy woo làmmiñu xarnu bi kon loolu ci bari ba da ci leer ci biir ndax mu def naa murid yaa ma def interprète ndax yaa ma def interprète xam-xam ne ñuy reet sama xel ci xarnu bi kon loolu déggoo gu mu déggoon Cheikh Khadim te xam ne bu ndee ba ci biir dana gën a leer ci ñoom ñeent ñëpp ku ci nekk ni ko sëñ bi doon solee waaye boo dikkee tey ndax contexte bi mën nañ dafa mel dafa ñëwaat ndax ñi ngi ñëw ci période pandémie ñu naan Covid 19 nga xam si boo deful nang daanaka mi ngi am na atak lu teg te boo xool ni sëñ Moussa Ka di wax ci xarnu bi ci ñi daan tukki nga xam si dañ fa daan lang ci jamono ñu mu doyee ci wàllum économie ci wàllum finance yooyu yëpp day mel dañ koo gisaat tey ci jamono ji nga xam si moom la ñuy dund kon dafa mel ni dafa ñëwaat waaye li nga wax ci diggante interprète wala koo xam si xëy na mën na tuddee bec émissaire bouc émissaire wala porte parole xëy na ci ku reconnaissant ci yoonu murid wala koo xam si xëy na ñun nañ ko ci werekaat mu ñëw leeral ko bu pare joolte ko sëñ bi xëy na du ñàkk am na ñu koy defee ci ay taalif waaye ku am daye bi xam sëñ Moussa Ka amoon ko damay yaakaar ni xaw na manqué ci jamono ji waaye nag gis nañ jëmm joo xam ci ni naan leadership di ci mel tey sëñ Mountakha Mbacké taxawaayam ndax boo gisee xëy na mën naa ni boo gisee jëmm ji xëy na il est le khalife général des mourides waaye ci ñi jonjonteeg moom xam nañ ni bindkat la moom it poète la aussi xëy na du ñàkk am na ñoo xam ne yor nañ ay ouvrage yu mu bind ci sëñ Saliou ak yu mu bind ci ku tedd ki waaye ak tam ni muy jëfee day mel ni dafa remplacer loolu noonu ndax yëkkati na alal dem def ci ñi nga xam si suñu borom def nañ ñu nekk leen di leen mise en quarantaine mu yëkkati alal jox leen si anam bu nekk mi ngi leen di dimbali kon doonte xëy na bind waaye mi ngi leen taxaw jëfam moom nekk na loo xam si xëy na képp koo xam ne suñu borom def ne yaa ngi ci biir réew wala bitim réew wala ngay teg sa bët Sénégal gis nga xalif bi ni mu doxalee ci mbas bi ba mu fi duggee boobu ba léegi di ñaan nag suñu borom wax dëgg yàlla mu jële ko fi ndax réewum Sénégal moom wax dëgg yàlla réew jàmm la waaye tamit àdduna gépp la ñuy ñaan mu jële fi ndax àdduna bi moom léegi nekkatul benn kii rek benn dëkk la boo xam si ñëpp ci bokk nekk daal gis naa aussi nga xam naa damay glisser entre ñaari livres yi ndax bu ma ñëwee lettre à mon guide gis naa bu ñu ñëwee ci lettre à mon guide gis naa sax nga jagleel ko ci benn poème tuddee ko le natif de Kayal waaw de Daaru Kayal poème boobu ndax mën nga ci dikkaat tuuti rek muy benn parenthèse lay doon. waaw ce natif de Daaru Kayal moom xam nga poésie d'habitude li naan l'hermétisme wala hermétique wala boog la beauté de la poésie way dafa am niñ ko ki war a defee daal
xëy na mënoon naa ñëw rek daal di sëñ Mountakha Mbacké waaye tey ku gis titre bi daal di sëñ natif de Daaru Kayel xëy na boo gëstuwul tuuti doo xam kan laay waxal mooy ki nga xam si moom moo feeñee jamono Daaru Kayel ndax boo dee gëstu day gën sëñ Mountakha moom Daaru Kayel fa la feeñee jamono waaye li ma ciy wane lépp moom mooy taxawaayam ci yoonu murit waaye ba mu dikkee ndax moom man lay faral di wax moom dafa dégg sëñ bi daf koo dégg ndax boo xoolee jamono jum ku ci nekk fa ngay tombeel rek day am loo fay fekk waaye moom jamono jum tombeel fekk fi ay ndaw ñu gën a bëgg sëñ bi fekk fi yeneen yoo xam si xëy na ci yoonu murit xëy na moom nag mu mën a am loolu lépp mën koo téel boppam ndax boo xoolee sax ci marché bu sëñ Moussa ko defaloon sëñ Moustapha sëñ Moussa mi wax naan lu waay ñëpp ci dunyaa tey lu Bamba baatinul sëriñ boo fa doyloo tey déggul tànk Moustapha waaye dama indiwaat boo jooju ma ne lu waay ñëpp ci dunyaa tey lu Bamba baatinul sëriñ boo fa doyloo tey déggul tànk Mountakha ndax boo xoolee jamono ji ni mel kenn nit ñi me posé wu acte yu bari mu koy def kon loolu da koy wane waaye tamit da ngay wane ci biir université bi nga xam si xëy na naal na ko mu nekk liggéey boo xam si liggéey bu yaatu la mu nekk visionnaire moom aussi ndax xëy na liñ daan xam mooy xëy na Touba xëy na danaan murid gi rek moom dañoo war a yem ci sëñ bi rek waaye moom dafa am vision boo xam si dafa am yéene wane sëñ Touba ndax li may faral di wax sëñ bi kenn du ko privatiser dañ ko war déprivatiser ndax sëñ bi dafa nekk loo xam ne c'est une dimension universelle kon moom nit ci bëree bëri tey à travers sëñ Mountakha ñi ngi intéressé si mouridisme ndax acte yi muy posé on parle d'université 37 milliards ay somme yuy dépense si communauté yooyu dañ naan même opinion internationale dañ naan tiens maanaam kii autorité bii moom mooy kan te kon ku ñëw li ci gën a am solo mooy ku ñëw sëñ Mountakha rek da ngay dellu ci sëñ Touba kon loolu day tax nekk foofu noo xam si ni muy doxalee murid bu nekk war na ko ci roy waaye képp koo xam si kilifa diine war nga ko seeroy. jaajëf sëñ Baba xam naa loolu sax benn parenthèse la woon parce que duggaguñu carrément ci livre bi di lettre à mon guide ndax maa ngi ba tey ci xarnu bi pourquoi nga jël mag ñooñu Cheikh Samba Diarra Mbaye sëñ Mor Kayré sëñ Moussa Ka sëñ Mbaye Jaxate fas yéene xool nit ñu doon wayee xëy na nga di ko jéem a tënkaat un peu ci tubaab ak itamit lan mooy cible bi lan nga yaakaar ni moo war a doon sa portée. waaw kay laaj bi moom mën naa ne nekk na laaj bu ma neex ndax ñun dañuy faral di gëstu ci wàllu mbind mag ñi ci wolofal muy sëñ Mor sëñ Moussa Ka Cheikh Samba Diarra ak sëñ Mbaye Jaxate ñoom it man dama leen di faral di wax moom ñoom ñooy les 4 plumes ndax am na ouvrage boo xam ne jagleel naa ko 4 plumes suñu indi fay muy ñeent xalima ci benn pegg mooy sëñ Touba ndax ku ci nekk rek man day faral ñoom amuñu daal ñoom sëñ bee am maanaam ñoom amuñu ndax boo xoolee kenn ku ci nekk rek lam daan wax lu wér la loo xam ne sëñ bee ko wax ndax boo demee ci sëñ Mbaye Jaxate ma nga naan ni xam-xam jafee akub jur ku boole lépp am te jàngoo liggéeyoo yàlla na ngay santkat bu rëy ndax xam nga bu dee ni xam-xam jafee akub jur moom bu tuddee jur rek waxul ay xare ki béy nag waaye bu tuddee jur rek il parle de la richesse maanaam alal ci boppam mu ni xam-xam ak jur ni mu jafee mu ni ku boole lépp am nag te jàngoo xam nga xam-xam bala nga am da ngaa war a jàng jur bala nga am da nga war a liggéey mooy richesse mu ni nag ku boole ñaar yëpp am te jàngoo liggéeyoo yàlla na ngay santkat bu rëy te loolu Seexul Xadiim moo la ko jox boo demee ci sëñ Moussa Ka mu nga naan wax comme ci xarne bi mi ngi naan tey jii ma wax ba ni tareet ndax yaa ma def interprète yaa fa xam-xam ñu réer ci sama xel ci xarnu bi kon foofu leer na boo demee Cheikh Samba Diarra Mbaye ma nga naan bu leen ma yëm leen ko ndax du man di wax mooy ki di wax waxenda laa wonte ji wax buñ ma ubbee may làmmiñam boo demee Cheikh sa Mor Kayré ma nga naan taggam yi feesal na sama ay kawoo saa ba tey jii maa ngi naan daal samay jaloo saa kon ku ci nekk ñoom ñeent boo ko jëlee Cheikh Khadim moom moo ko sol waaye leen li ci am moom mooy seen taxawaay ci seen politicité ndax Léopold Sédar Senghor mi ngi ko doon wax Cheikh Anta Diop maintenant on a souvent ignoré l'existence d'une poésie en langue locale selon les règles bien définies de l'art poétique maanaam ñun africains yi dañoo am langue boo xam si dafa riche ci poésie te ñun malheureusement jëfandewuñ ko muy làkk wolof te boo demee ci taxmis moom it sëñ Moussa Ka ma wax naan su ngeen déglu boo ma laay biir gaa yi baax ñu naan ay woyof baaxul te rëy dee sewal ko baax ku rëy bay ndamoo néegu ndeyam ba baayam ñun ñu sew tey ndamoo Cheikh Bamba ngir moo fi xool baax ndax ngir moo fi yaaram boo xam si moo fi wolof boo xam si yaaram yi amati ko kon wolof dafa nekk lu am solo ma nga wax sax naan bépp làkk rafet na buy gën sa nit xel ma di yee ca jàngoor ga kon li ñu war a njëkk a posé moom mooy ñun làkk nasaraan gi ñu buux maanaam ba mu nëbb suñu gaa yu baax yi kon loolu am yéene fësal ko nag xëy na donte jàng na nasaraan as tuut bu ñu dikkee xëy na bu ñu ko leeralee ci thème yi ñu bari dañ inspiré wu gën a xam kan mooy sëñ Moussa Ka ndax am naa ci koo xam si moomu jiit université dem na sax ba jàngal ma waaye gannaaw joom gisee sama ouvrage bi si dafa envoyé message WhatsApp wan ma photo sëñ Moussa Ka daal ni ma kii mooy sëñ Moussa Ka ma ne waaw mun ma
ci sa xarnu bi laa xamee sëñ Moussa Ka te gëstukat bu mag la te ñooñu ay universitaire lañ xëy na tey buñu teeloon a xam sëñ Moussa Ka mën naa ni seen production littéraire yëpp ci sëñ Moussa Ka lay jëm ndax sëñ Moussa ak sëñ Mor sëñ ñoom ñëpp koo ci gën rek dañoo nekk ñoo xam ce sont des sources inépuisables te seen njàngale dafa wér ndax boo xoolee dañoo jamononteeg sëñ bi sëñ Moussa Ka am na fi wax naan wax ji kat Mahmoudan Touré moom ko xibaar ndax moo doon bëkku nekk Bamba fa gànnaar kon kooku lu nga gën a wér amul boo demee ci sëñ Bay Jaxate nga naan kuy laaji séeré doy naa ci séeré jànguma téere te mel ni dexi te ñooñu ñëpp seen wax ci sëñ Tuubaa lañ ko doon jëlee moo tax li gën a wér ci sa njàng gisuma ko te li ci gën a am doy waar mooy sa làkk lañ la koy wax làkk bi nga xam si moom nga nàmp xëy na dana am yoo xam si peut être ce sont des langages codés mais wolof bi nga xam si xëy na moom nga nàmp mais dana koy xëy ci format poésie boo xam si yow da nga koy déglu ba pare di xam nañuy wax pare muy wecc day mel ne sax day wecc xasida yi loolu lépp da ci am moo tax ñu consacré wu ci poésie wolofal murid di ci gës lu bëree bëri ba tey ci xarnu bi ci say analyse maintenant yow nan nga analyser contexte économique bi ak tamit yoonu murid lan moo ci contribution ci biir crise boobu. waaw ci biir crise bi boo xoolee crise bi mu nekk crise dafa nekkoon xëy na bu ku yër téere bi dana gis contexte bi ñu def ci crise bi ni meloon surtout les pays yi nga xam si xëy na touché leen ndax jamono jooju Sénégal mu était colonie française nga xam si tey France ñu dirigé woon jamono jooju lépp loo xam si dafa laal France rek day laal Sénégal ndax si wàllum économique yooyu yëpp fa la rattaché woon kon nag c'est normal crise bi bu donte États-Unis la juddoo waaye économie les grandes puissances mondiales daf leen a laal léegi nag ci Sénégal ba tey day feeñaat ci contexte Covid bi ndax boo jëlee ci wàllum crise économique bi jumaa ji xëy na ci la liggéey bi gën a kii sëñ Modou Moustapha moom def ci liggéey bu am solo boo xam murid di génnee seen alal di gën a def kon murid xamul crise moom murid xamul kii donte nag xawoon na nekk loo xam si boo yëree xarna bi da ngay gis ni mu doy waar ndax sëñ Moussa Ka am na fi waxee naan koo xam si amoon na njëgi ñaari mëtta njëgi ñaari wota ren jii soxla na njëgi ñaari mëtta kon da ngay gis ni différence boobu ak koo xam si dara ku daan am ay angaar ak i taax tey jii mi ngi géeju néeg bu baax ba ni fas ñu daan joxe ngi laaj naar yaa ngi wër di laaj kon boo gisee contexte boobu ak misère bi ñu doon dund da ngay xam ne lii doyoon na waar waaye tax woon murid yi des ginnaaw ndax boo xoolee les grandes investissement murid par rapport ak jumaa ji sëñ Modou Moustapha dirigé ñu ko ci am na benn Robert de la Vignette am na benn article bi ñu defoon tuddee ko yaakaar naa le Vatican du Tool yaakaar naa la ko tuddee woon muy entretien bi ñu defoon ak sëñ Modou Moustapha ci ñoom ñu dëgëree waaye tamit ci façon habitation bi ñuy dundee ak travail bi nga xam si instauré na ko murid yi ba lu mën a xew rek ñoom seen liggéey la ñu mën a ñaq sa ñaq la ñuy dundee nga mën koo def ci yoonu murid kon loolu day wane murid yi lislaam li mu leen jaral te loolu ba tey moo ñëwaat ci contexte Covid bi ndax ci ngay gisee ñu naan ñu ci bëri dañ leen a dàq ñi ay chômage technique yooyu waaye murid da ngay gis chaque jour rek ñu ne xalif diw wala waa kër diw dem nañ ziyaare ci Mountakha jox ko nangam million kon loolu lépp day wane ni murid yi ñoom li ñu am rek fas nañ ko yéen a def ci lislaam gis nañu ba tey xam nga crise dafay laal plan yu bëri moo xam muy psychologique moo xam muy moral physique agricole économique yëpp dafay impacté rawatina nag crise boo xamante ni dafa engendrer li ñuy wax famine ak pauvreté ci biir loolu ba tey quelle a été la réponse de la Mouridia face à la crise. waaw xam nga mouridisme li ci njëkk a am mooy solidarité bi ñu nekk seen biir. di sëñ Tuubaa ñaanoon ci murid booloo gi ñu mën a booloo ndax xam nga naan li ñoo fait la force. ñoom nekk ñu ñoo xam si dañoo tasaaroo xam nga nit fekkente ne dara dalaa dal rek ma dara dal ma rek. bu ko defee bu ñu bokkul rek day xaw a doy waar te loolu dañ ko gis ci murid ci nekk loolu luñ continuer la xëy na luñ gis jamono yi waaye loolu ñuy continuer ci jamono yi sëñ Tuubaa ndax boo xoolee ni mu daan tàggatloo mag ñi ci bay ndax boo xoolee principale activité bi nag c'est l'agriculture et l'élevage boo xoolee sax ci biir xale mi ngi naan mag ña nga yoroon kenn wuddatul sëriñ bi geesul xarnu bi kon demoon na bu crise bi gën a doy waar ci wudd muy baatu gétt gi ñu daan del dafa yar ay jur liñ mën ñen suuxat moo xam si li ñuy jaay la moo xam li ñuy dundee ci wàllu sow wala moo xam ndax seen principale activité c'était agriculture élevage comme ni mu koy waxee woon waaye nekkuñu woon donte metti na waaye nekkuñu woon ñoo xam si dañoo ku ne daa beru rek ku ci nekk day dimbali moromam solidarité boobu nag moo xam ne mooy continuer ba léegi ci yoonu murid mooy tax yu ci bëree bëri bu dee am ñoom duñ ko yëg exemple nga mën a jël tey mooy tey boo xoolee ci wàllum koor gi bu dee ndog yi
boo xam lu mën a xew rek da ngay gis social bi nga xam si day am ci yoonu murid ku ci nekk day am dërëm ak ñaar dërëm boole ko loolu nag moo tax lépp lu nar a dal seen kaw rek buñ boole doon benn donte lay diis tamit waaye dana woyof tuuti ci ñoom. xam naa fi ñu jeexalee parce que duñ ko mën a topp parce que suñ ko toppee mais gis naa ni y a ce qu'on appelle l'aspect repentir ndax dem nañu ba jàppoon ni xëy na dañoo bew li ñu daan kii xéewal yi da daan walangaan mais niñ ko waroon jëfandikoo wala boog nañu waroon sante wuñ ko ñu defaat kii boo xamante ni peut-être rétrospection la tuub yéen daan tuub pour que xéewal yi ñëwaat loolu aussi. ak nga sëñ Moussa Ka mi ngi wax ci biir xarnu yi. mi naa Allahu akbar. jamono mën a safaan. xéewal yi daf daan walangaan ci mboolem ndabi xarnu bi. mu ni sëriñ bi boo ñu yëgal kii boo ñu joxoon lañu amoon. dootuñu def lañu defoon. comme ku ci nekk tey xam nga murid ji day dem ba ci yàgg rek day xaw a kii daal ndax xéewal yi day bëree bëri ba nga jàpp ni du fi jug. waaye moo tax mu ne Allahu akbar jamono mën a safaan. xam nga kon day wane jamono mën a safaan ci lan mu ni xéewal yi daf daan wala ngaan kon boo xoolee daa ceebu tey ngay aña laax waaw boo xoolee ni mu daal sëriñ bi gëstul xarne bi boo xoolee toujours way bi ni muy daanelee sëriñ bi gëstul xarne bi sëriñ bi ndax yàlla naatal xarne bi kon dafa demoon ba nekk jamono ju doy waar joo xam si ku ci nekk lam amoon ñu ci bari sax buñ daan am alal dañ daan nëbbatu ndax sonal gi leen nit ñi sonal day dem sax ba jaaxle doo gis ko kenn nangu ta wax kenn dootul am bawal jolof boole ñaari ko wolof kenn gisatul ku am yëf waaw kon ñëpp làq nañ ñëpp yàq day faral di am ci xarne bi d'accord jërëjëf kon mbokki livre baa ngi nii di en fait essai la boo xamante ni sëñ Bamba Mbaye moo ko def jëmee ko ci analyse boo xamante ni xarnu bi muy livre bu vraiment bu agréable ci ñuy xool ko lire ko te bariwul ba pare nag mu documenté ko di ko vraiment conseiller gars yi ci ñu wut ko neex na lire neex na àndandoo te it dina leen analyser wayu Serigne Moussa Ka waaye mu jëlaat beneen i tamit def ko livre bi tamit génn na mi ngi génne ci édition Harmattan kon ñoom ñoo ko édité muy tamit moom it livre bu yam neex a lire je crois 100 et quelques pages la waaw 100 et quelques pages 109 wala yu mel noonu muy lu yomb a lire mbind mi aéré na di ay poème yoo xamante ni da ko def muy lettre à mon guide pourquoi nga jël ay lettre jagleel ko sa guide ak kan mooy sa guide. sama guide moom nekkul kenn ku ñu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. waaw moom mooy suñu guide ñun ñëpp ci moom lañ yaakaar. benn bi ci des mooy li nga laaj muy lettre. xëy na maa ngi koy leeral ci beneen vidéo di wax ni lettre à mon guide. xëy na ku ko njëkk a dégg rek danga sa xel dana dem ci ay bataaxal lettre ci des correspondances waaye dafa am terme bi c'est bisemique maanaam ñaari sens la am. xëy na boo nee lettre tey nga tudd lettre alphabétique. tey boo dee jàng ci poésie française yi ay lettre à nangam. moom mooy ay araf yooyu dajale di ko jagleel. xëy na premier sens mën naa nekk fa waaye sens bi gën a apparaître moom mooy ay bataaxal. te boo liiree texte bi boo liiree poésie yi di xool texte yi da nga gis ñaar yëpp day apparaître fi nga xamee si ni ça part des correspondances mais fi nga xam ci part des lettres ndax boo xoolee préface bi ci Baye Mamadou Lo mi nga xam si mooy gëstukat bu mag lay bind un aspect de la poésie wolofal mouride mooy une ouvrage de plus de 400 pages si sëñ Baye Diakhaté nekk inspecteur à la retraite nekk tamit membre Rawdu Rayaahiin ak comité de pilotage bi université Cheikh Khadim moom xam naa ni du ñàkk la def moom jotaay moom moo bind wax di ko ziar baax moom mooy laaj nag ouvrage am waaye su moom daa defoon mu jeex xam naa ni si kanam tuuti danañ jokk incha allah fu mooy jël ouvrage am bàyyi loo moom moo def préface bi boo xoolee ci préface bi wax naan la lettre c'est l'amoureux des belles lettres maanaam ay mbind mu rafet nañ ko bindee moo xam si ku ko yër da ngay gis sëñ Bay day mel ni da ngay gis sëñ Bay Jaxate mi ngi traduire en français wala sëñ Moussa Ka wala sëñ Mor daanaka boo xoolee xeetu poème yi noonu lañ ko bindee te loolu da ciy fenn kon ñaari titre ñaari sens ñoo ci am bi ci njëkk moom mooy lettre boo xam si ay araf la waaye beneen lettre bi nag moom mooy correspondance ay bataaxal yi yoo xam si dañ ko jagleel sëñ Tuubaa waaye nag boo xoolee bataaxal yi nag moo ci ëpp ndax lettre à mon guide suñu guide mooy Cheikh Khadim waaye comme suñu borom moom def ñu jokk ci moom mboolem li nga xam si ñu dañoo jàpp ni ay ñi wax introspection mooy nit ki tey da nga tëju li naan tour d'ivoire nga jàmbat sa bopp xool ndax yow sëñ bi li mu santaane yaa ngi ci xool ndax say bàkkaar bari na xool suñ maam li sëñ bi dëgg woote ci murit dëgg yoon ndax loolu mi ngi ci yow léegi nag lépp lu ñu jàpp ni
mi ngi ci ñun dañ koy wax sëñ bi yow sàmmal ñu lii waaye lu ci bëree bëri mooy dañoo matalul lu bëree bëri ci ay sartam kon nag ñu jéem a sukk ci moom di ko ñaan mboolem bàkkaar bi ñu def ak mboolem yoon boo xam si digle na ko te nekku ci ñu ñaan sëñ bi kiiwal ñu ko daal loolu moo ne thème central bi waaye dafa am yeneen yi ci nekk yoo xam si xëy du ñàkk ci ren laaj yi dañ ci mën a répondre maa ngi gis ci préface su sëñ Modou Lo bi mu wax ni actuellement xaw na ko laal c'est-à-dire que réveil spirituel intellectuel bi nga xamante ni moom moo am ci biir Mouridia bi léegi gis nañu jeunes yi nga xamante ni c'est des jeunes engagés ñoom it ñu jël xam-xam def ko surtout bi sëñ Mountakha ñëwee ni man damaa fas yéene liggéey ci xam-xam gis nañu loolu mais nee na moom dafa gis ni dafay démontrer ni Serigne Touba ni mu nekkee xaayid ar-rabbani moom ci biir lettre yooyu ak tey jii ni ngeen tase à travers le monde ci fenn fu nekk maa ngi gis waa France yi di gis réew yëpp kenn ku nekk di jël ñuy def ay webinaire di wane xam-xam boobu loolu lan la ci livre bi di xam nga loolu moom ba tey day duggaat ci njàngalam ku tedd ki ndax boo xoolee le viatique des jeunes muy tasawuti saxaar li mu njëkk wax dañ yaa ayo sibiyaanu la tax say loo xam ne daaw bi wax loo mistanilo fastanilo mu di xib si wattilaawa wattani boobu ma jaay sa saxawa kon boo xoolee tasawut subaat da ko ay par étape la ndaw ñi li sëñ Mountakha di wax ba tey dafa ñëwaat ci njàngam sëñ maam dafa war ñu sàkku xam-xam dafa nekk farata ci képp koo xam si xam jullit bu góor ak jullit bu jigéen te it beneen idée bi war a ñëw mooy li ma faral di wax rek maanaam Cheikhul Khadim sëñ bi dafa nekk universel te jamono jii boo dee xool daan na dem wax naan ab jamono ngi ñëw murid saalix dëgg du dégg wolof te loolu day mel dafa tàmbali am boo xoolee avec la diaspora dañuy gis chaque jour ñuy converti nekk ay jullit nekk ay murid boo xool ñu ci bari ba te sont des intellectuels ay chercheurs lañ ñooñu boo jëflante ak ñoom di leen wan sëñ Tuubaa doo ñëw di leen wax ay sëñ ma jaw paxaak sëñ bi bam santaane leeg taw baak nangam ce sont des miracles xëy na tey ki nga xam si intellectuel la moom du gaaw a gëm loolu li koy gëm loolu mooy dañ koy des productions scientifiques loo xam da koy gis mu xam ko loo xam day tege ci xel ndax li naan philosophie c'est douter d'habitude ñoom ñu ci bari ce sont des philosophes bu ñu dikkee am naa ci koo xam si Ibrahima bu ñu ko xam ñu koy wax xëkk moom gëstam bu sari moo ko dugal ci sëñ bi rawatina ay Abdallah famille ñu ci bari ngay gis xëy na dañoo gëstu ba am lu leer ci sëñ bi mën tee kii li ñu mën a teg loxo kon tey ñu naan on doit changer le discours du Thiey ni ko Cheikh Bamba Dièye doon waxoon discours du Thiey maanaam dafa baax na nag di Thiey Edi SK ok di Thiey Edi SK maanaam baax na lool de ndax am na foo xam moom dafa baax waaye bu dee ci bitik moom de discours yoo xam c'est scientifique moom moo leen mën a xëcc ndax tey koo xam si dafa yàgg lire poésie xam ay Paul Verlaine ay Victor Hugo tey seen mën yëpp ñu jël la ko ci àdduna gi demee noonu soxna sam na boo nag genre demee noonu te tey xamal boo xoolee tey lettre à mon guide tey boo ko liree ça te renvoie dans une tourbillon de spiritualité maanaam da nga ci gis ay tur yoo xam si ay yonent lan ñii ay borom baax lan ñii li ci bëree bëri da nga ci xamaale histoire tamit xam ci relation sëñ Touba ak mag ñi waaye tamit da nga ci xam ñi nga xam si ñoo doon faagaagal sëñ bi ndax am na ci benn koo xam face à Bamba kon ñi tey bu ko kenn liiree dana mën a xam scientifiquement maanaam lii lan la ak ki muy wax moom mooy kan moo tax muy wax dimension spirituelle boobu xaay rabbaaniya nga xam si boo ko liiree sur le plan scientifique da nga mën a xam Cheikhul Khadim nan la nekk koo xam si may ko suñu borom may waaye koo xam si xëy na nekk na wutal naag ñun daan gis kon nag loolu lépp su ouvrage bi képp koo xam liir na ko da nga ko mën a xam moo tax sax ñu def si ay note de bas de page ndax boo xoolee d'habitude poésie ñu ci bari ñu def note de bas de page da ngay lire comprendre boo comprendre moom xëy na boo woowee auteur bi muy expliqué la waaye ñun li ñu tax a jóg ak li tax ñu choisir Harmattan moom mooy maison d'édition bu yaatu boo xam si xëy na dana ma dem ba Europe te suñu objectif mooy ñi nga xam si ay nasaraan lañ ñi nga xam si dañoo nekk ci dugg ci yoonu murid te xëy na xamuñu ci bari buñ ko liiree danañ ci mën a gindee ko xam dëgg-dëgg kan mooy Cheikh Khadim jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ñu ngi ànd ak Cheikh Ahmadou Bamba Mbaye di écrivain di koo xamante ni tamit essayiste la hagiographe la jàngalekat la di gëstu ci yoonu murid bind livre bi nga xamante ni moom mooy lettre à mon guide comme ni mu ko waxee nag lettre mën naa doon araf mën naa doon ay bataaxal waaye araf yi la jël càmbar ko jën na ci loo xamante ni dina ci jëmee ci yokk suñu pas-pas suñu diggante ak suñu sëriñ waaye mu jagleel ko itamit dëkk bu sell bii di Touba dañuy dem rek seetaani li nga xamante ni mooy production bi mu ci def ci wàllu Touba ak kaddu yu am solo yi nga xamante ni jëmee na ko ci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Cet ouvrage est voué à tous les disciples mourides, à l'image de l'actuel khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Ibn Serigne Bassirou Mbacké, que le Tout-Puissant lui accorde une longue vie et une santé de fer. Amen. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux,
le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur notre guide, le prophète, paix salut sur lui. Nous implorons votre assistance, vous, l'assistant, et c'est exclusivement auprès de vous que nous le sollicitons. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah, le Très-Haut, soient sur le prophète Mohammed, paix salut sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que son serviteur privilégié, Cheikh Ahmadou Bamba. Touba, ô Touba, terre marginalisée, lieu jadis déclaré couloir de la mort, est devenu maintenant le bijou en or de tout un continent minimisé. Ô Touba, zone de danger, espace qu'occupèrent les animaux carnivores, et aujourd'hui embaumé par l'oxygène qui s'évapore vers son ciel, suite à la visite du messager. Ô Touba, terre promise, Ahmadou l'a longuement cherché, mais grâce à l'indication précise, il découvrit ce qui lui était caché. Ô Touba, ville ferroviaire, l'aîné Mohamedou Mustafa l'a relancé dans l'époque où la guerre s'était annoncée, avec des disciples engagés sur les voies ferroviaires. Ô Touba, ville lumière, tes lampes illuminent le monde entier, on ne veut plus d'électricité solaire. Toi, seul tu nous suffis comme chantier. Ô Touba, espace commercial, deuxième ville du Sénégal, lieu le plus ciblé économiquement grâce au seul événement. Ô Touba, zone d'alerte, tu nous annonces les Aïd et le Ramadan. Ton fameux ndigal puissant nous éloigne de la perte. Ô Touba, la sainteté, lieu où l'usage de la drogue est prohibé, ainsi que toutes sortes de futilités dans toute l'étendue de son terroir habité. Ô Touba, l'hospitalité, ses habitants vaccinés d'humilité cèdent leur bien à l'invité qui en profite avec voracité. Ô Touba, la citoyenneté, l'urne qui élit les présidents qui défilent avec leurs engagements et pourtant tout n'est qu'opportunité. Ô Touba, ville secours où la société civile dépose son recours suite à une loi validée par nos élites qui nous cache par volonté ce qui est dit. Ô Touba mosquée, cet édifice qui fuit Satan, le damné, apporte le bonheur à tout musulman grâce à sa beauté sublime. Ô Touba, le Tarbia, l'institut loué de par sa pédagogie mystique et exempte de gabegie qu'ignore les citoyens de Bahia. Ô Touba, zone de recueillement, lieu choisi pour y exposer nos problèmes et zone élue pour fuir le châtiment qu'on ne peut trouver aucun barème. Ô Touba, zone d'accueil, salon des notables et autorités qui débarquent à notre pays d'accueil pour les prières du calife qui enterre sa notoriété. Touba, l'état de l'état. jërëjëf Papa Aliou Sarr sur vraiment cette belle voix bi nga xamante ni moom la liiree li nga xamante ni moom mooy point mu Touba jaajëfal bu baax a baax tamit professeur Mamadou Lo ci ni nga ko inspecteur de classe exceptionnelle ci ni nga xamante ni noonu la ko indee vraiment ci préface bi mi ngi koy wax sax Touba retrace la fulgurante métamorphose de ce trou de forêt perdu entre les bêtes sauvages et esprit malsain devenu ville sainte d'hospitalité et de refuge. xoolal fii ñu toog tey jii rek ci jumaa ji fii la sëriñ bi daan nekk ci mbéb gi muy àll bu fatt taraj boo xam ne diggante Daaru Salaam ak fii rek kenn daaw ko gis tey jii mu nekk une cité lumière tey jii nekk fait partie des villes les plus belles les plus ci monde bi ba ñu jël ko sax boole ko ci sommet de Istanbul bi pour wane Touba ni nga xamante ne noonu la nekkee kon loolu rek day wane ni
sa guide moom vraiment li mu doon liggéey nangu nañ ko yan kii aussi nga indiwaat. ci biir boo xoolee poème bi xam naa fi nga daalee fa laay njëkk a ñëw def entre parenthèse doog a ñëw ndax li ñu naan l'ambassadeur d'Arabie Saoudite xam dafay ñëwoon. bu ñu ko indee si jumaa ji première impression bi moom dañ nga fa yaakaar ne man mi ngi màkk kon dèjà loolu day waree ni loolu wér la. bu ci des nag Touba comme ni ko Baye Lo waxee. boo xoolee ci première vers bi. ñu ngi naan ô Touba terre marginalisée. lieu jadis déclaré couloir de la mort et aujourd'hui embaumé par l'oxygène qui s'évapore suite à la vision du messager kon dañoo war a damaa tàmbali retracer Touba nam tàmbalee ci terre boo xam ne dañ ko marginalisé woon kenn ñemewu ko woon ndax boo xoolee ay til la fi ne woon nag boo xoolee histoire xas de kii Madal Fawzeyni ba ñu nettali sëñ mu ngi ba ci yàgg til gaynde bi doon til bi doon dàq kii ba kon loolu daanaka nekkul nag terre boo xam si kenn ñemewu ko woon c'était déjà occupé par des animaux carnivores léegi nag bu sëñ bi sañcee ni Touba mel transformé wu benn bi des mi mooy Cheikhul Khadim yàgg na ko wër ndax am na ci vers bi naan ô Touba terre ville promise Ahmadou l'a longuement cherché mais grâce à l'indication précise il découvrit ce qui lui était caché kon jamono yi nga xam si Cheikhul Khadim daan na wër Touba daan na faral di fa dem di ci bëree bëri bu ñu ko daan seet fa la daan nekk dafa jaamu yàlla li ci bëree bëri am na sax ku ñuy nettali naan moom moo ba ko sëñ Touba laajee ndax fi ma daan fekk xam nga ko sëñ bi daan def bu rombee rek da dem bandi damaa jàpp sa turu mag ma moo xam si moom moo tax ma naan grâce à l'indication précise il découvrit ce qui était caché maanaam ba ko suñu borom wanee Touba nag ndax boo xoolee ci histoire bi sëñ bi nekkee Gabon ci jumaa ji nga xam si amoon na yéen di ko jullee mooy ñeent bant yam sampoon ba Touba bu ci xool moom ba yëlli say di ñëw di jàppante ko kii suñu borom xamal ni ko sa jumaa ji danaa la ko soppil ay jumaa mooy Njaaréem ak Touba bi ko sëñ bi wax ci kii xasida ga yaakaar naa mi ngi koy wax ci raditu anil mawla tamal lazir kii raditu yaakaar naa raditu la ko doon wax kon dafa nekk loo xam si boo ko xoolee da la woon Touba fa mu tàmbalee ba jamono jii ni mel léegi nag dafa am ñaari partie bi ci njëkk mooy Touba beneen bi muy nekk Touba l'état de l'état Touba l'état de l'état moom dafa nekk loo xam si day mel ni Touba c'est un état dans un état te yàgg nañ ko wax mais nekk li tax nag ma bind poème bi ñu ngi koy wax ñu naan Touba naan dañuy wax naan nekkul deuxième ville du Sénégal et cetera mais sur le plan dama ko doon concrétiser avec des paroles moo tax boo gisee image bi nga xam si ku ñu wax Matar Lam bu kii bu imagination prod moom moo ko monté image yi nga xam si moom lañ utilisé ak vidéo yi moo poème yi dañuy bokk même li ñuy wax kon day nekk loo xam ku ko seetaan rek danaan kii li muy wax nii maanaam luñ gis la daal luñ gis la kon nekkul loo xam ne luñ inventé la wala luñ kii te loolu lépp dañ koo def nag ak ay vers yoo xam si c'est bérimé ba toujours lii ne ci kaw moom mooy développé li nga xam si moom lañ fas yéene wax moo tax ñuy def ay anaphore yi bëree bëri yoo xam si boo ko gisee rek anaphore bu nekk titre bi day am li muy leeral ci Touba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba vraiment livre la bu am solo maa ngi koy vraiment conseiller gars yi am na aussi ay témoignages yoo xamante ni ay borom xam-xam def nañ ko ci ku mel ne Abdallah Fahmi ku mel ni kii professeur Assane Boub ku mel Seydina Omar Ba waaw ñoom ñëpp soxna Maguette ñu bare def nañ ko ci loolu dafay wane ni rek lii nga xamante ni moom la doon ñaan giddam di turandoom ci foofu kër gunge ko ci li nga xamante ni moom la doon bind sëriñ bi nangu na ko kon xam naa ni avec la régie la complicité de la régie ñuy jaajëfal bu baax a baax Djibril Khoule mi nga xam ne tey ji moom moo ñu gunge nekk suñu cadreur xam naa du ñàkk dina insérer passage yooyu ñu doog a ñëw. Et puis ça stimule la ferveur spirituelle. Ton amour pour ton guide transparaît à travers tes mots et à travers ta belle poésie. Tu es talentueux, vraiment tu as du talent et j'espère que tu continues sur cette lancée. Les mourides ont beaucoup de... Vraiment tu es courageux parce que voilà, il faut affronter le monde de l'édition. Ceux qui ont des choses à apporter à l'édifice mouride et à la littérature mouride sont les bienvenus. Il faut oser, il faut y aller. C'est notre devoir d'informer. Donc celui qui lit ça, il est touché déjà, il comprend le rapport du disciple à son cher, qui transparaît dans le lettre.
On te félicite. Bonjour, je voudrais me féliciter avec Serigne Bamba Mbaye pour la parution de sa nouvelle œuvre intitulée Lettres à mon guide et publiée par l'Harmattan. C'est un recueil de poèmes que je n'ai pas eu encore occasion de lire, mais dont j'imagine la richesse et la profondeur poétique comme spirituelle. Cette œuvre s'insère entre deux contextes. D'un côté, la poésie sénégalaise francophone, qui a une longue tradition et qui aujourd'hui est aussi très féconde. Il suffit de rappeler que le premier président du Sénégal indépendant fut aussi un grand poète en langue française. De l'autre côté, la poésie soufie sénégalaise, qui a une histoire et une tradition encore plus anciennes, et en différentes langues. Bien sûr, la langue de prédilection est l'arabe, mais aussi les langues nationales comme le Wolof. Donc, le fait de produire Lettres à mon guide, Bamba, est une façon pour vous de vous exprimer en tant que disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi de jouer votre partition. Et c'est ce qui nous incombe à nous tous. Nous avons l'obligation d'aller à la recherche du savoir. Et on ne peut partager la science que si et seulement si l'on acquiert nous-mêmes la science. Et pour acquérir la science, il faut aller à la recherche de cette science-là, donc apprendre. Donc le premier palier du mouride, c'est aller à la quête du savoir. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourra prétendre partager ce savoir-là, qui est une obligation pour tout musulman, c'est-à-dire s'éduquer, aller se faire éduquer, étudier, rechercher et à partir de ce moment-là partager. Donc vous avez partagé, je pense que c'est un encouragement et c'est aussi ce qu'on souhaite à tous les jeunes que nous sommes, à tous les chercheurs. Nous avons en tout cas. waaw ñu ngi félicité waat bu baax Serigne Bamba Mbaye ci lettre à mon guide bi nga xamante ni way la boo xamante ni daf ko jagleel ci sëñ bi ak lu aju ci yoonu murit yi di waxtaan ci taalibe yi waxtaanaale ci melokaanu njabootuk sëñ bi ak ci sëñ bi ci jëm boppam di ñu delloo si waat ci xasida yi ak kuréel yi ak melokaanu murit saadix yi ñuy rafetlu liggéey bi bu baax a baax di ci soññ suñu bopp di soññ ñëpp ci ñu yër téere bi xoolaat ko gisaat ci njëriñ yi ci nekk yépp te di ko ci sant moom itamit di ko gën a encourager di ñaan ci téere bi suñu borom defal ko ci barke bataaxal bii nga xam bindu na ko sëñ bi na ko ci tontu bu kawe njortam defal ko mu ñeel ko ñeel mboolem jullit yépp ñeel murit yépp vraiment ñu ngi santaat bu baax te di ko gën a encourager parce que bind jamono ji yombul te li ñu ci jublu wala boog moom li mu ci jublu mooy dagaan ci ngërëmal sëñ bi yàlla na ko ci dab te yàlla na sunu borom defal ko ci lu kawe njortam boo xoolee nag aspect littéraire u texte bi dana la delloo si waat ci binduk mag ñu jëkk ji ñu mel ne sëñ Mbay Jaxate sëriñ Musaa Ka sëriñ Mor Kayre donc ñu xam ni la fi mag ñi bàyyi woon lu bëree ngi fi ba tey jii nii kon nag sëñ Bamba ñi ngi dellu si waat bu baax di gën a rafetlu waat liggéey bi. De l'État au Touba, l'éducation, oui, l'instruction, la spécialisation, l'investigation, la documentation, au Touba, la généralisation. Lucrate est implanté, l'ignorance est chassée, le champ du savoir est arrosé, la paresse est décapitée. Au Touba, le magasin, le coffre-fort, oui, le bassin des trésors de l'islam qui prône la paix, le salam. Au Touba, la voie, l'autoroute, le toit, oui, la seule voie reconnue par le roi. Touba, la destination, la protection, la sécurisation. Touba, la bénédiction, oui, la sainte rédemption. Au Touba, le palais, le sommet, oui, l'épée des musulmans croyants face aux théories des mécréants.
Touba, la jurisprudence, la justice, la balance, oui, l'essence, la séance, le tribunal de la grande instance. Au Touba, l'assemblée, la mairie, oui, la préfecture, la gouvernance nommée. Au Touba, la culture. Touba, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Touba, la victoire, terre des meilleurs universitaires. Au Touba, le citoyen, l'urne, le veto. Touba, le doyen, oui, le sceau. Touba, le drapeau, l'hymne, le château, l'armée de la nation, oui, et aussi sa ration. Au Touba, la publicité, l'économie, la célébrité. Touba, la piété, oui, la sainteté. Touba, le paradis, l'arbre des sufis bénis, l'Éden de la Oumma musulmane et la prison des mélomanes. À Touba, on ne paie rien, tout est gratuit, même si on n'a rien, on bénéficie de ces produits. Touba mosquée, la tombe, oui, le mausolée des saints hommes qui ne croient qu'à l'homme. Oh Touba Chakanam. laaj ñu am te def ko fuñ xam ngir taxawu Toubaam. Toi le Covid, au toit de ton soleil, ses habitants n'ont plus sommeil, ils ne connaissaient que la paix qui jaillissait dans tous ces chaussées. Sors de ce territoire béni, il y repose et vit des amis de Dieu, puis qu'il adore sans répit. Tu as soulevé la colère de Muntaha, ce trésor de la Oumma qui représente Mustapha, nous protège avec ses doigts. Nous sommes tous à genoux face à ta sainte figure. On est fautifs. Pardonne-nous et pitié de nos mauvaises postures. Excuse-nous des dégâts d'ici et de l'au-delà. Plaide notre cause devant Ahmadou. Nous ne croyons qu'à lui. Le bijou, Bamba Mbaye, l'être à mon guide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما نngeen déglu ma dellooti fentaab daaj ba zaahir sa di baatin du léeganu maaj ni ngeen déglu ma dellooti fentaab daaj ba zaahir sa di baatin du léeganu maaj damay wëlbati mboolem way ni sordaan ba feem yépp di baatin ba jar di seetaan dama romb ku seetal naa ma kaay laaj ku jiital li ma jiital lu la neex laaj ma seet mbir ma mu jiital jarul ay ngaaj ma faf jóg ni ko tuubal malaaka day gaañ te ànd ak ki ma àndal nu dem Tuuba faral jébbalu moo gën torox su booba ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj sëriñ bee jara àndal baleen njuut njaaj defal ànd bi yàlla ak sëriñ Tuuba te yónneen di sa wommat nga jublu Tuuba. Cheikh Bamba xam naa ne nag malheureusement waxtu wi dab nañu mais xam naa rek ma bàyyi la nga tëj ginnaaw bi ma la ñaanalee nag ci poème bii nga xamante ni moom nga wax sëriñ bi muy place ta main sur ma main et qu'on écrive ensemble que ton gain soit mon pain et qu'on bosse ensemble. Tu es mon homonyme, offre-moi tes dons divins, que je ne sois pas anonyme dans mon bonheur, dans mon labeur d'écrivain. Tu as sculpté, limé et ciselé l'art poétique arabe codifié et qu'on pensait déjà achevé de par sa sainte plume codifiée. xam naa sa Jibril daanaka poème moom daanaka moo nekk avant dernier poème te boo xoolee vidéo bi bu ñu njëkkoon def ci Harmattan moom lañ déclamé luñ ci bëree bëri dañuy poser question ci la codification des mots xam nga tey boo nee place ta main sur ma main et qu'on écrive ensemble mooy jëlal sa loxo nga teg sama loxo ñu bindandoo ma ak yow te doo xool rime bi mais ak mais
que ton gain soit mon pain maanaam gain xëy na tey bu nit ki bu liggéeyee pare li muy fayoo ko maanaam soit mon pain maanaam sëñ Tuubaa la nga fayoo ko na doon may añal man ok école ni école boss ensemble te ñu ànd naa yow di liggéeyandoo fee dañuy dundandoo fii ñuy liggéeyandoo téye moo ne mu ni mooy yow yaa sama turandoo offre-moi tes dons divins may gi nga xam ne suñu borom doo ko may li naan wax ma faral di wax naan waaw ndax waaw sëñ Moussa Ka dafa waxoon ni ko loolu natta loolu gaa yi nottil ma loolu nar loolu gaa yi fi des sottil ma sëriñ bi ngir yàlla sarax musal ma te bul ma comp jeexaloo ñoddil ma daal ni ko saree ji neex ji tee nga far reewal ma war ma saxal kanam bi fal muñal ma yooyu yëpp sëñ Moussa Ka daal ñu dañuy inspiré par rapport ci ñu naa ñaari day mel ne sax day dem ba tiim sëñ bi nii rek di ko wax li mu neex boo tax ma ne ko téye moo na mu nim sama turandoo ga offre-moi tes dons divins may suñu borom ñu la may sama yàlla ji da nga ma ci compal que je ne sois pas anonyme xëy na anonyme mooy anonymat loo xam si dañ koy bind te kenn xam ko man nag fexe boobu bu ma nekk koo xam si nag kuñ xamul la daa moo labor d'écrivain ci gëstu gi may gëstu ak di bind maanaam sama tur yóbbu ko waaye xëy na tur bi xëy na du dara sax waaye nañ am yéene lu mu bind rek nit ñi nañ ko lire mën cee jëriñu xam ci kan mooy Cheikhul Khadim tu as sculpté limé et ciselé boo dee jàng ci littérature poésie française dañ lay wax avec Paul Gauthier avec le Parnasse ñoom da nga wax ni l'art n'est que beauté quoi maanaam beauté moom mooy art que ay naan le poète doit sculpter limer ciseler léegi nag man comme ñoom dañ ko wax ci falo man nag ci sama sëriñ la gën a jekk moo tax ma ne ko tu as sculpté limer et ciseler l'art poétique arabe codifié maanaam arabe li ñu daan bindee ni daan codifié loolu lépp Sëñ Tuubaa daa ñëw indi lu bees et compensé déjà achevé l'art boobu dama yaakaar ne maanaam jeex na jëratul amul lu ci indi man nag de porta sainte plume guidée ci sa xalima gi nga xam si li mu naan su ma jëlee sama xalima topp ko rek waaw kay waaw isa kataf di waaw kay kon loolu dafa nekk ci point bi xam naa ni moom ku koy lire moom na bàyyi xel note de bas de page yi waaye baat bu nekk lettre bu nekk rek daa am la muy tekki moo tax ñu tuddee ko lettre à mot guide jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba fi nga jeexalee rek de par ta sainte plume guidée ñu ne tamit ñu ngi lay ñaan yàlla na Serigne Touba mi sa turandoo guidé yi tamit sa liggéey te nangul la ko te yóbbul la ko yi tamit fu kawe sa njort vraiment mu liggéey baa ngi noonu waaw. mbokk taal bi nga xam si ñoo jàpp ci ouvrage bi ndax ni ñuy faral di wax rek ñu naan peccum liir bu neexee rek ndey ji moo jàpp ca wàgg ja kon loolu da cee am ndax ñun xëy na damay faral di ko wax xëy na Bamba rek la ñuy gis waaye wax dëgg yàlla nous sommes très bien encadrés par des professeurs d'université comme ñu ngi fi jot a lim moo xam ni Mamadou Lo Seydina Abou France professeur Fallou Ngom bu Boston Djibi Diagne mu Mika boo xoolee ci partie remerciement bi dama gis ay sëñ Mbaye Guèye Sylla ay sëñ Chouaib Kébé Abdallah Faye ñu ci bëree bëri mën naa ne ouvrage bi 5 ans la def ndax Assane Boub moom it day faral di wax lu bëri dañuy képp koo xam day bind ci yoonu mbir daa war a bàyyi xel ñett yi bu ci njëkk moom mooy crédibilité benn bi mooy fiabilité bi si des mooy résultat te ñett yi yëpp bu ci nekk mënut a jëm bàyyi boromam ndax mbind damay faral di wax yoonu murit jaadu na sax képp koo xam dafa bind dara ci yoonu murit bala moo génn maanaam mun na am maison de des scientifiques yoo xam dañ koy lire ba xam ne lii nii lu wér la boo ko defee ma ne mu doogee mën a génn ndax li fi amoon ci ay histoire générale du Sénégal yooyu yëpp yooyu mouridisme mérité wu ko kon loolu dafa war a am moo tax mu ni crédibilité fiabilité fii yaa gëstu ko wér bu génnee day am résultat kon ñett yooyu yëpp mun ñëw day ànd kon loolu moo taxoon mu yàgg ci seen loxo ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu gëstu ko ñii ñi ngi États-Unis ñii ñu ngi France ñii ñu ngi Bruxelles avec sama sëriñ tam bokk la professeur Galla Ndiaye nga xam moom moo bind préface xarnu bi nga xam Mamadou Lo moom moo ko bind waaye di sant mbokki taalibe yi nga xam si jëf nañ ci seen alal ndax xëy na maison d'édition yeeg yooyu du ñàkk da nga am loo war la ñoom waaye lu mu takk ci alal ñoom jaayante na ko xëy na ñun ñëpp mu ñu leen a tudd waaye wax dëgg yàlla fex na seen alal dem ci ba téere bi génn te suñu borom def na daanaka ba mu génnee sax daa génn rek jeex ñu nekkaat ci deuxième stage bi war ko génnee bitim réew ñoom ñëpp incha allah ñu ñuy xaar yooyu yëpp téere bi dafa agsi waaye di sant suñu waajur nag di sant suñu sëriñ Mouhamadou Mbacké mu sëñ Moutada di sant suñu soppi sëñ Khadim Mbacké mu sëñ Abdou Aziz sëñ Mouhamadou Mbacké Amar mooy di gëstukat moo ci yoonu Worofal ñun ñëpp dañoo ne suñu ginnaaw ak sëñ Modou Mbacké sëñ Abdou Khadim Mbacké mu sëñ Mbacké Madina waa Louga sëñ Khadim Mbacké mu sëñ Mbacké Soxna Lo di sant sëñ Abdou Fall ak mboolem murid yi nga xam si ñu ngi Louga ci moom war a nii sëñ Mbacké Mbodj ak suñu daayira Al-Fatou Mbaraka di sant sama jëriñ ji waa ñoo sëñ Balla bu mu nekk Brésil maanaam dañoo bëri macha allah waaye murid yëpp képp kuy bëgg Bamba rek ñu leen bëgg ay soxna Maguette si la di sant ku baax nag koo xam si xëy na wax dëgg yàlla sama ñaari ouvrage yëpp moo ci nekk ci commande yi yëpp donte bëri na waaye mu nekk soxna nekk jàmbaar fan yii di waajal benn article bu am solo soutenir mémoire jamono yi ñu koy wax soxna Maguette Cissé bu nekk université Gaston Berger bu Saint-Louis moom ouvrage yi yëpp kon kii yëpp moom moo yor commande yi di ko sant baax di ko ñaanal si mu defal ko tawfeex moom ku am pas-pas la
am yéene wax dëgg yàlla yaatal njàngam Cheikh Khadim ci mbind di ko ziar moom ñëpp ak waa daayira Faati bi si jëwriñ sëñ Pape Mar ak waa kuréel ahlu Badr rek waa Mouta Sada ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu leen ziar sëñ Jëm di sant baax di sant sëñ Mbacke Mbodj mooy Louga TV kenn la si ñun xam naa di ñàkk ñu ngi waajal cérémonie de dédicace di am yéene incha allah bu ñu jàppee date bi yëpp dañ ko yaatal ak xasee ci ànd ak waa Touba TV ak yéen télévision yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant waa Touba Vision sëñ Khadim Seck Touba Vision sama PDG maa ngi koy ziar yaa ngi def jërëjëf Cheikh Ahmad Bamba Mbaye ci nangu gi nga nangu tey ànd ak ñun ñu waxtaane li nga xamante ni moom mooy liggéey bu am solo bi nga xamante ni yaa ngi koy def te jagleel ko Serigne Touba ak xam-xam di ñaan rek Serigne Touba fayal ñu la di ñaan yi tamit murid yëpp rek ñu jàpp ci kenn ku nekk fas yéene am ndax liggéey bu am solo la di araf yoo xamante dañ ko ràbbasante ci tubaab yu neex te woyof te ñëpp mën koo dégg li ñuy wax daal lu digeste la neex a consommer neex a lire kon nag ne ci ñëpp jàpp di jàpp yi tamit nag ñi nga xamante ni di sant ñi nga xamante ñoo ci jàpp ñëpp tey woo yi tamit murid yi ak ñi nga xamante ni ñoom la suñu borom xéewale ñoom it ñu jàppale ndaw ñu mel ni ñi di gën a wane li nga xamante ni moom mooy liggéey di sëriñ bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje incha allah ci yeneen i jataay ak yeneen i borom yi xam-xam yoo xamante ni ñu ànd ak yéen ci jataay yu mel nii jaajëfal bu baax a baax Jibril Xulle mi nga xamante moom moo féete woon ci caméra bi ak montage bi Mbacke Mbodj mi nga xamante moo nekk ci production bi ak mbooleem équipe technique bu Touba TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di sant yi tamit nag waa daayiratu Muxaddamatul Xidma bi nga xamante ni ñoom ñoo yor jumaay Touba mi nga xamante ni tey jii ñoo ñu permettre ci cadre bi ñu mën a toog waxtaanee sëriñ bi sant bu baax a baax sëriñ Maxtaar Kan mi yor wàllu communication bi ak mboolem ñu koy jàppale